jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës. syndicat jàngalekat yi xëy ci grève noonu naka la ñu ko waxee woon doon yëglu tey xëy nañu ko rek daal di jëfee muy SAEM ak CUSEMS gannaaw nag seetlu googee ca lycée Wakam ñu gis ni kon ndongo ya ak professeur ya sax la ñuy wax ñoom topp nañu rek grève boobee ndax boo xoolee ci fanweeri kon professeur yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca lycée bu Wakam juróom ya képp ñoom ñoo daal di ñëw kon ca école boobee. ñu bari nag ca ndongo yi rek daal di delluwaat ci seen i kër ca CM Mamadou Ndiaye foofee nag gis nañu ne kon grève ba lépp kon jaar na yoon nañu ko waxee rek woon rek noonu la ñu ko toppee ñoom jàngalekat yooyee lu jëm sax ci loolu gis nañu ne nguurug Sénégal démb kilifa yi ñu ngi doon janoo ak syndicaliste yooyee waaye nag dara tukkeewul ca ndaje moomee ñu am yaakaar nag ne ndaje mi nga xamante ne nii njiitu jëwriñ ni wax na ko ci àjjuma ji xëy na buñ ca jógee daañu am saafara ci jafe-jafe yi ñuy dund jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu fonction publique moom nag wax na koppar yi nga xamante ne fas nañ ko yéene kon dugal ci njàngale mi rawatina ak fay rappel yooye fanweeri milliards ak ñaar la ñu wax Mariama Sarr teg ci nag ne lu jëm sax ci maanaam prêt bancaire yooye ñu jagleel ñoom jàngalekat yi ñu duppee ko DMC dañu ko daal di daqaloon lu ni mel nag dana daal di dooraat ci atum 2018 beneen ponk nag ci biir xibaar yi ñeel ba tey nag wàllu njàng mi waaye bi yoon njàng mu kawe mi ñu gis ne nag élèves yi nga xamante ne nii wala étudiants yi ñu orienté woon ci université yu mag yi rawatina ak université privée yi boo moyu nag seenum njàng dana dakk ndax nguurug Sénégal koppar yi nga xamante ni moom la war a fay université yooyu privé yi ba léegi ni nag joxagu leen ko njiital comité bi nga xamante ni moom mooy toppatoo ak ngànk lépp lu jëm kon ci l'école yooyee ma ngay sàkku ci nguurug Sénégal mu fay leen nag seen i koppar ndax xayma nañu ko ci ay milliards di dem daañu wax ci wàllu kaaraange Wakaam moom askan wa ña ngay bëgg a dee ndax saa su nekk nag ñu ngi leen di faral di song ak loolu nag lañ ne lañu bëgg mu dakk ba tax na ñuy sàkk kon ci kilifa yi ñu dooleel fa kaaraange bu baax a baax daañu dem ba dëkk ba ñu naan ndàngal ma nekk ca département bu Bambey juróom benn commerçant yu fekk baax ca Mauritanie ñoom nag la ay rek samba booy daal di songu la ca gën a yéeme nag mooy ñooñu la ñu yóbbu sax ci seen i koppar matul fukki junni wàllu ko politique ak li nga xamante ni moom moo lëmbee fi mu ne nii ci parti socialiste Barthélémy Diaz mi ngi doon janook sànq ak taskatu xabaar yi di wax rek la nga xamante ne namm nañu ko ci dibeer ji muy nag ab réunion fële ca Mbour la ñu koy amalee loolee gannaaw kàddu yu tukkee ci seen secrétaire général di Ousmane Tanor Dieng muy secrétaire général bu parti bi ndax dafa tere woon ñooñu nga xamante ni ñoom Barthélémy Diaz ak ñamu àndal na fépp nag fu parti socialiste nekk di maanaam makkaano bu ñu fa tegati seen tànk tere leen sax maanaam couleur yi nga xamante ni moom mooy couleur yu parti socialiste loolee nag la ñu ne ñoom du ca dal Barthélémy Diaz kon niñ ko waxee doon janook taskatu xabaar yi dina ci jokkoo ci kanam tuuti ak Ibrahima Kane mbokk yi ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxeeloo tuuti faram-fàccee xibaar yi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak grève bi nga xamante ne nag moom la SAEMS ak SAES rek daal di door ni ki SAEMS CUSEMS daal di door ni ki tey jii la ñu waxoon ne dañuy dakkal njàng mi gannaaw nag jafe-jafe yi nga xamante ne nii nguurug Sénégal ba nëga ni taxawu ci fële seetlu gi ca lycée Wakam mooy nag ñu bari kon ca jàngalekat yooyu fare ci syndicat yooyu ñoom nag daal nañu rek tontu ca grève boobee ndax ci fanweeri professeurs yi nga xamante ne ñoo fa nekk kon juróomi kese ñoom ñoo daal di teew nag kon ca école ba fële ca CM Mamadou Ndiaye foofee nag gis nañ ni kon lu jëm ca njàngale ma mën nañ jàpp ni kon lépp jaar na yoon foofee mu mel ni kon professeur ya ñëw nañu ngir rek def la leen war Fatimata Ba Pape Sangone Mbaye ci leeral. fukk waxtu ak benn ca lycée bu Wakam ndongo yi ne ci cours bi salle de classe yu bari ñu tëj leen fileeg lu ëpp ci professeur yi ñëwuñu tey grève SAEMS CUSEMS bi mu mel na am na fi njeexital. en réalité depuis démb la tàmbali. am na ñu waroon a jàngale si ci ñëwuñu ndax tey ñu ngi doon xaar fanweeri jàngalekat mais ci soo ba léegi juróom ñoo fi nekk donc ñaar fukki jàngalekat ak juróom ñëwuñu ci fanweer yi kon grève bi am na dëgg fii ci lycée Wakam. njàngale mi programme la bu ñu war a suivre ko jeexal ci année bi grève moom bu dee benn heure la sax dina am jeexal ci élèves yi. beneen établissement beneen décor ñu ngi ci CM Mamadou Ndiaye fii nag daanaka jàngalekat yi yépp ñëw nañu. Madame Silla bokk ci SAEMS di ci indi ay leeral. En général bu ñu inscrire dañuy attarder un peu de retard day xaw a yéex ñu démarrage cours yi ndax inscription yeeg yooyu donc pour bañ a xëy na léegi xale yi ndax suñuy doom lañu looloo waral tey ñu suñu teewaay fii ci école bi mais quand même
suñu xol mi ngi ak SAEMS. bu ñu sukkandikoo ci principal collège bi grève bi mel na ni léegi du saafara seeni jàngoro faaw nag ñu am neneen nu ñu def ba kilifa yi gën leen a dégg. ñi nga xam ne ñoo daan gën a dem di xeex ñi mooy dama toog ñoom waxtaan mais dañ ma wan ne ñoom vraiment grève du luy régler problème bi Sénégal yàgg nañu grève te pratiquement le problème n'est pas réglé te quand même di bàyyi élèves yi ñuy taxawalu jànguñu te ñu nekk ay père de famille rafetlu wuñ ko. yëngu-yëngu yi ci secteur éducatif bi nag indil ay jafe-jafe ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ndongo yi ñoom nag lenn rek la ñuy sàkku ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa yi. dañuy ñaaxaat rek autorité yi pour ñu jàppale leen bu baax fay leen seen kii pour ñu mën a ñëw defal ñu suñuy cours parce que ñun tamit dañoo war a passer examen fin de l'année te day metti si ñun quoi. nguur geek syndicaliste yooyu démb sax ñi ngi doon amalub ndaje waaye nag la ca tukkee taxu ko am solo lool lenn nag déggoon nañu ci muy ab calendrier boo xamante ni nag bu ñu ko toppee la ñu tënkoon ci atum 2014 dina mat fi mu ne nag ñu ngi rek am yaakaar ñoom jàngalekat yooyu ci ndaje mi nga xamante ni nii njiitu jëriñ nii jàpp na ko amal àjjuma bii di ñëw Aminata Mbaye Sow. ab waxtaan la bu gouvernement bi amalaat diggante mag syndicat bi boot jàngalekat yi waxtaan gi waroon andi saafara ci seeni ñaxtu waaye bu ñu génnee ci salle bi njàqare la ñu amee. nii moom vraiment mënuñu wax dara loo xam ne vraiment donc lu amuloon la tey xam ne lu bees la. lu jëm ci payum indemnité yi ak tamit rappel yi nga xam ni gouvernement bi amal na ko njàngalekat yi ba léegi ñoom jàpp nañ ne nguur gi waxagu leen ci li dal seen xel. lu ñu doon xaar tey bu ñu ñëwee. si wàllu question indemnitaire bi gouvernement bi nee ñu lii la ñu leen proposé comme augmentation de l'indemnité de logement nee ñu si wàllu bor bi nga xam ne état bi yoroon na ko jàngalekat yi montant bi lii la ak nii lañ fas yéene fay rappel yooyu tamit jotuñ si am tey benn réponse bu leer moo tax nag quelque part aussi am nañu déception tuuti. lii nag yokk guuta diggante jàngalekat yi ak gouvernement bu Sénégal ñoom ñu jàpp ni sa yaakaar yépp tey jilee ñu ngi ko lal ci waxtaan bi ñu war a amal àjjuma 19 janvier waxtaan boobu nag premier ministre moo koy jiite. bi ñu toogee fii di waxtaan premier ministre yónnee nañu benn convocation pour àjjuma bi di ñëw à 10 heures pour ñu daje ak moom ak les membres du gouvernement. suñu yéene mooy que à la rencontre du vendredi ak premier ministre jàngalekat yi yépp am mbégte. comme ça jàng bi ak njàngale bi am dal. leneen li jur jeexi jaaxa diggante jàngalekat yi ak gouvernement bu Sénégal mooy accord yi ñu siifee woon ci atum 2014 ba léegi daanaka dara sotteegu ci. accord yooyu dara sotteegu ci ñu am yaakaar nag ne xëy na leneen dana sotti gannaaw nag bi mu waxee moom jëriñ ji dénk fonction publique ne nag daañu tëral ay koppar fanweeri milliards lay doon ak ñaar loolee nag soxal kon rappel yi ñeel jàngalekat yooyu Mariama Sarr teg ci nag ne li nga xamante ne doonu ko tamit dakkaloon muy prêt yi ñi jagleel ñii di jàngalekat yi ñu duppee ko DMC maanaam koppar yooyu banque yi di leen lebal loolu it arrêté woon nañu ko waaye dana dooraat ci atum 2018 ñu teewlu ko jëriñ ji di Mariama Sarr ci micro Aminata Mbaye Sow. Depuis que le gouvernement installé wu fekk nañ fi ay boru rappel bor yooyu président de la république defoon na ko ñetti pàcc fay mais toujours day dellu si waat parce que lu dynamique la toujours dañuy am ay dossiers yu mel noonu te chaque fois boo ko defaree war nga fay kooku rappelam tey jii ci tey mën nañ ne 2018 prévoir nañu benn enveloppe de 32 milliards pour loolu ñu mën ko saafara kon defe naa ne li ciy des dootu bareeti pour que ñu mën a résorber gap yooyu kon ministère de l'éducation mu ngi ciy liggéey ministère des finances mu ngi ciy liggéey également ministère bi nga xam ne mooy def toutes les pièces comptables muy la fonction publique mu ngi ciy liggéey DMC bi wax nañ ne ñi déposé woon am convention ba 2016 dinañu leen fay enveloppe bu fukki milliards ak ñaar ak juróom-ñeenti téeméeri millions ak ñaar fukk ak juróom bool génne nañ ko aussi pour que DMC yooyu ñu mun ko débloquer. waxoon nañ ko sànq ci ponk yi étudiants yi nga xamante ne nag dañ leen di orienté ci daara yi kaw yi fare ci privé yi boo moyul nag daañu leen dàq ca daara yooye li ko waral nguurug Sénégal dafa yoral koppar daara yooye lu toll ci ay at a ngi nii rawati nag ñaari at yu mujj yi ñu ne nag koppar yi nga xamante ni moom la war a jox kon daara yu kawe yooye fare ci privé bi xayma nañu ko ci ay milliards njiital commission pédagogique bi ngànk nag daara yooye àdduna ci muy Ababacar Ndiaye ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mame Biram Diouf. am na lu ñu yoreel 2016 am na lu ñu yoreel 2017
am na lu ñu yore 2016 te 2017 presque fayuñu ñi nga xam ñoom la ñu yónnee woon donc fi ñu toll nii am na ñoo xam ne ñu seen i enseignants fayuñu leen depuis l'année passée ñoom dañuy ñëw rek di def cours parce que truc et puis ñun aussi bon comme que état bi partenaire la bon ñu ànd ak moom di dox ak moom ci projet bi waaw président bi ñu demee ba nga xam ne mois de novembre parce que am na école yu nga xam ne am na benn école xawma ñaar yu nga xam ne ñoom dañoo décidé woon ne dañuy génne seen i étudiants bon xam naa peut-être ak benn lettre bu nga xam ne aussi ñun suñu président monsieur Gning conférence d'établissement d'enseignement supérieur ñu mooy nga xam ne moom mooy suñu président bindoon lettre aussi au ministre pour wax que situation bi nu mu demee ci moment boobu président de la République génne woon na sur décret mu génne 4 milliards pour fay ñu mais 4 milliards yooyu boobu ba léegi ñun xamuñu fu mu dugg ba léegi kenn xam ba léegi kenn joxuñu ci dara non fii ba lundi dañuy envoyé lettre bi maintenant pour une semaine ñu jox ko le président de la République xaar ko ba xam moom la ñuy wax lan lay wax léegi nag bu dee ne président de la République réagirul ñu dañuy réunion waat pour xool beneen action bu ñuy def ban la. jafe-jafe yi ci parti socialiste ba moyul nag dana gën a tax Barthélémy Dias ni ñu ko waxee sànq doon janook taskatu xabaar yi di waajal nag ab ndaje ca Mbour gannaaw nag bi nga xamante ne rek secrétaire général bu parti bi wax na nag ay kàddu yu ñagas daanaka sax ci gis-gisu ñoom Barthélémy Dias ndax lépp luy màkkaanu parti socialiste dañ leen kaa tere ñoom ñooñee dañ leen tere tamit ñu jëfandikoo couleur yu parti socialiste Ibrahima Kane ma nga woon ca ndaje moomee Ibrahima Kane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fatou Kiné. Ibrahima Kane lu ñu mën a jàpp rek ci ndaje moom nga xamante ne nag Barthélémy Dias ak ñamu àndal ñi ngi ko doon sekk ak taskatu xibaar yi. liñ ci mën a njëkk a jàpp wax nga ko léegi junj nga ko ñëpp xam nañ ne procès bi nga xamante ne moo war a dox ci diggante Barthélémy Dias ak i ñoñam maanaam ñi nga xam ne dañ leen génne ci parti socialiste ak direction bu parti socialiste lundi lañ ko jàpp maanaam lundi bii di ñëw le 22. léegi nag Barthélémy Dias ñoom ak i seen ñooñ ne nañ dimanche bii di ñëw ñoom dinañ dem tenir nag seen deuxième session ordinaire bu comité central fële ca Mbour ginnaaw nag bi nga xamante ne Ousmane Tanor Dieng di secrétaire général bu parti bi tere na leen lu ni mel ne ñu bañ a utiliser lépp loo xamante ne yëfu parti socialiste la lu ni mel nag mën nañu njort ne mën na gën a indiwaat nag ay jafe-jafe ci seen i diggante ginnaaw réeroo bi nga xamante ne am na seen biir leneen loo xam ne mën nañ ko jàpp fàttine mooy Bamba Fall ñëpp xam nañ ne Bamba Fall ak Barthélémy Dias daanaka ñoo doon xëccandoo di dóorandoo waaye tey nag rencontre bi li bett journaliste yi yëpp mooy Bamba Fall gisuñu ko fa ñu laaj ci nag lu ni mel ñu laaj ko ki nga xamante ne moom mooy Barthélémy Dias wante tontoom maanaam dara leeru ci moom sax bi muy tontu turu Bamba Fall daanaka tuddul ko benn yoon buñ ko laajee rek danaan moom moo convoqué presse bi ci turu boppam ñu laaj ko sax ndax yëgal nga ko Bamba Fall ngir invité ko mu ne loolu du ci tontu ñuy jàpp ne nag amaana am na jafe-jafe seen diggante parce que bu ñu fàttalikoo fan yi ñu génn Bamba Fall def na fi benn sortie di xamle rek ne bu fekkee ne Khalifa Sall dañ ko mujj condamné ñoom daal peut-être dinañu jël Idrissa Seck ngir mu doon candidat coalition Manko Taxawu Sénégal ndax kaddu yooyu nag moo indi ñagas-ñagas seen biir loolu lu ni mel tontu ci dina jafeegum fi mu toll wante daal li ñu mën a jàpp mooy Bamba Fall moom teewul tey ca rencontre boobu. Ibou. waaw balaa ñuy tàggatoo ni ñu ko waxee rek xam nga ak ni ko seen secrétaire général waxee ne bu ñu sax jëfandikoo couleur yu parti socialiste ñoom nu ñu fas yéenee taxawee est-ce que couleur yooyu ñu ngi koy réclamer ba tey. waaw Barthélémy Dias ne nañ ñoom il se réclame du PS ne nañ ñoom PS lañ bokk tey PS lañ bokk ëllëg du àdduna du neex ba ñu génn ci biir parti socialiste loolu nag ne nañ comme Ousmane Tanor Dieng yëkkati na ay menaces am ne ku utiliser turu parti bi wala sax ay couleuru parti bi yoon dina ko digaale ñoom ne nañ nag ñoom dinañ ko def dimanche ba xool nag lan moo leen ci mën a fekk. mangook ñu koy jaajëfal Ibrahima Kane teewoon rek ci ndaje moomee ñu wax nag ci wàllu kaaraange ca Wakam foofu moom askan wa sonn nañu lool ndax agresseur ya di leen song saa su ne lu ni mel nag la ñu ne wax dëgg ku leen ca dimbale woon nag ñu jël ba tax na nag ñu ngay sàkku daal ci kilifa yi ñu jàppale leen bu baax a baax ci wàllu kaaraange gën ko faa dooleel dañ ci ànd ak Boucar Ndour Pape Sangone Mbaye. si gis-gis bu njëkk ab quartier bu wéet bu bëriwul ay nit. askan wa yeewoo sa Wakaam nelawatuñ ndax sàcc ak ay agression yu métti. donc bu ñu gisee ne koñ bi dafa calme nag mën nañ check point di taxaw ci à l'angle ku guddee wàcc mën nañ la agressé xam nga donc yooyu yëpp mu ngi ci biir mën nga garer sa oto nga crevé nga ñëw ñu fekk la fa ci guddi tamit agressé la tout ça tamit am na ci xam nga donc ñi koy def en général dëkkuñu fii. je reviens aussi par rapport à un cas boo xamante ni c'était un ami un pharmacien moom dafa wàcc jóge liggéey ñëw këram.
ay 1h du matin 2h ñi woo ko bu ñu ko wooyee mu génn këram à la limite on lui a poignardé dégg nga instant boobu la décédé et pourtant l'affaire est classée sans suite. askanu Wakaam di sàkku si seen mairie ak si nguur gi ñu dimbali leen si kaaraange. donc certes ñenn ñi ñu ngi am ay gardien seen buntu kër ñeneen ñi amuñu ko xam nga li ma la wax donc mairie bi war na jël ay éléments de sécurité yoo xamante ne comme cité Cheikh Omar Tall bi nekk fii am na ñoo xamante ne ay éléments de sécurité lañu chaque angle ñu ngi fa teg ak seen i barrières loolu daal buñ ko cité bi buñ ko amoon rek yaakaar naa ne sécurité bi dina gën a dox. mairie bi war na am benn ay organes n'est-ce pas par rapport à ces organes là mën na fay ay booy par exemple ñi def par exemple ay patrouilles n'est-ce pas dans les zones à risque léegi bu ñu defee patrouille yooyu noonu li ñu mën a constater yan zone yi nga xamante ni foofu moo ëpp sécurité ñi miné ko teg fa seen ay nit ba nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni population locale bi dina mën a nekk ci jàmm quoi. Wakaam ñu fi gis ay dëkkuwaay yu bees mu mel ni bokk na ci liy andi defkatu ñaawteef yooyu. defkatu ñaawteef yi ña nga fune fële moom ca Ndangalma nekk ca département bu Bambey lu toll ci juróom-benn commerçant yoo xamante ni ña nga fekk baax ci réew Mauritanie ñoom lay Samba Boy ñoom it daal di song waaye la ca gën a yéeme la ñu yóbbu lépp matul fukki junni ñoom it jaaxle nañu lool ci mbir mu ñu mel Babacar Diouf Gallo Faye. ay jaasi ak ay ngàjju lañu yoroon ba tax ñu gaañ ñi nga xamante ni mooy jaaykat yi nekk ci Ndangalma ñoom nag nationalité mauritanienne la ñu yor ci 2h du matin lañ leen yóbbu ci centre de santé bu Bambey ñeneen ñi sax ñu yóbbu leen ci hôpital bu Ndiarème. xam nga ñaari néeg bi am na bunt boo xam ne bii kenn du ko tijj fii la ñu jaar dugg ubbi ñu bunt bi nii avant ñu dugg fii ñëw ci sa xale bi fii ñu dóor ko pes ko nii ñu ko tëddal ñu ni génne leen xaalis wala ngeen dee yéen yëpp mu ñëw ci man dama am fii ay mbuus bu may def sama yére ak samay médicament ñu xotti mbuus yëpp tuuru ko ñu fuut feri bi ma ne leen xaalis amul fii amuñu xaalis. ñoom naar yi gis nañ xàmmee nañ ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen attaqué. nee na ko pël man ñuy dugg ci man fii yëpp ay olof la ñu wala ay séréer amul fii mais kii nekk ci kanam nee na kenn ki pël la ñuy dugg ci man fii ay mag lañu moo amul xale bu tuuti ki gën a ndaw 45 ans. te niiru nañu ak nito ko parce que seen yére bi rafetul seen yére bi dafa tilim ay mag lañu olof la ñu wax bu set. askan wi nag di ñaan ñu amal poste de gendarmerie fi nga xamante ni moo di diwaanu Ndangalma ci commune bi nga xam ne defkatu li ñaaw li ñu ngi leen bëgg a sonal. commune bu Diamaguène Sicap Mbao moom askan wa nag ña ngay sàkku ñu daal di leen tabaxal foofee beneenub sëg kàddu yi nag ñu ngi ko yëkkati ca ba ñuy setal sëg yi nga xamante ne nii sëg ba nekk foofee ca commune ba loole nag ci teewaayu maire ba sax moom it ànd na wax dëgg neex yàlla ci la askan wa wax ne nag ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ci wàllu woowee ñu teewlu kon kàdduk maire bu commune bu Diamaguène Sicap Mbao ci micro Salif Sow. tey dañ fi teew pour ñëw bay armeel yi nga xam ne moom mooy armeel Diamaguène yi ñu ko daan def ay at sunu papa yi ñoo ko doon def ba yàlla dogal ñu jóge fi sunu mag ñi jël relève bi ba ñun tey ñu ñëw doon leen ci relève bi jël ko di ko bay ñëpp teg nañ seen bët ne armeel yi dafa fees te loolu du sax problème mu commune bi la mais problème mu département de Pikine la ba soo xoolee Pikine bi yëpp cimetière yi fi nekk fees na Thiaroye-sur-Mer fees na Thiaroye gaar fees na Pikine fees na Yëmbal fees na lii moo fi xawoon des nit ñi dafi indi seen i waay dawlu te fii fees na li ñuy sàkku rek moom mooy ñu ngi ñaan président de la république ak gouvernement am di leen sàkku ñu wutal ñu cimetière yu bees fi ñu ko yaakaaree nag moom mooy forêt classée Mbao bi. donc collectif bi aussi su amee idée boobu ñun dañ ci ànd ak ñoom vraiment ci fànn yëpp parce que forêt classée de Mbao dafa nekk forêt boo xam ne nii am na ci pàcc boo xam ne suñu commune la nekk muy commune Diamaguène Sicap Mbao donc tey jii forêt bi at yii ci ginnaaw bi bateau le Joola amee ñuy profité di ñaanal ñi fa tëdd yàlla yërëm leen te yeexe ñu état bi fi nekkoon dagoon na ci forêt boobu def fay armeel tey jii président de la République am na projet bu am solo bu ñuy wax projet TER mooy train express régional mais tey jii gis nañ ne am na lu ñu fa laal pour def fa ay gaar donc tey jii vraiment kuy def loolu donc vraiment war nañu mën a jàppale ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ay nit parce que aussi damay wax ne sooy aar ay garab baax na environnement baax na mais je pense que nit mooy lii yàlla bind lu ko gënal.
ñu yegg ba Tëngéej ak agent yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca mairie ba lu soxal nag li ñu duppee patrimoine bâti nee na nag koppar dañ tey faral di jëlee loolee nag bu ñu sañoon daal mu gën a yokk rawatina ak ci at mii ñu ne bëgg nañu ko yóbbu daal lu bon milliard bu ñu ko mënee ba tax na nag agent yooyu direction impôt et domaine mi ngi leen doon tàggat ci wàllu woowee ñu teewlu Daouda Niang moom mooy maire bu Tëngéej ci micro Ousseynou Thiam Bira Diagne. toogee ak directeur général des impôts di wax ci affaire yi patente yi mu am ci xalaat bu rafet ba dimbali ñu ci côté boobu. foncier bâti bi waxoon nañ ko ne dafa sooxe parce que agent yi liggéeyoon nañ lu bari ba am lu mat 6000 dossiers yónnee ko yu ci bari fii Tëngéej jotuñu ko traité au niveau de la direction mais ñu yàlla dimbalee ñu dajeek Millennium Promise ñu waxtaan ak ñoom ñu ne. këyit yooyu dañ koy teg de côté liggéey ci électronique am nañ yaakaar ci ne comme masuñoo passé 200 millions fukki at yi passé ren moom man daaw jéggi waxoon naa ne dina àgg 500 millions 600 millions waaye jotul mën a nekk ndax li ma leen wax léegi ren nag ak million palange ak ordinateur yi ñu yor am naa yaakaar ci ne dañ jege 800 millions jëm 1 milliard. ñu wax ci sedd bi nag jamono ji ñu nemmeeku ci Ndakaaru sama mbokk aani moom kenn séenatu leen fenn ci mbedd mi ñëpp a ngay daw ndax ngelaw lu sedd loo xamante ne nii kon askan wi ñu ngi koy dund li ne mel nag tax na ba sunuy ndaw rek dem seeti waa météo ñoom nag la ñu xamle mooy yëfi kon lu normal la amul lenn loo xamante ne kon war nañ ko ci tiit wala ñu cay sikki sàkk xanaa rek ku ne xool nooy def ci sedd bi bu baax a baax boo ko mënee sol yére yu di sax dana ci am solo Cheikh Hassana Fall lañ ci àndal ak Jafara Ba. fan yile mbeddu Ndakaaru yi nu muy wéetee ëpp na loolu li waral tekk-tekkaaral gi lenn rek la te citoyen yëpp ñoo ngi koy waxtaanee. ngelaw bi de ak sedd bi xanaa métti rek ak tar. ngelaw bi ak seddaay bi métti na trop. waaw franchement seddaay bi moom sonal nañu. waaye climat bi nu muy doxee fan yile sunu sukkandikoo ci kàddu météorologue yi nii lu tegu ci yoon la. léegi situation yu xaw a normal fii nii Sénégal ndax bu ñu fàttee nii actuellement ñu ngi ci mois de janvier te janvier boo jëlee ci dëkku tubaab yi Europe surtout ñoom ñu ngi ci hiver donc période du seddaay lañu nekk te période bi boobu ñu nekk période du seddaay dafay am ay jeexintal ci ñun li nga xam ne moom la ñuy am comme temps fii ci Sahel bi ak ci Sénégal. ay ngelaw yu am doole boole kook seddaay goo xam ne moo ngi jóge fële ci tugal mu nekk ñaari mbir yoo xam ne mën naa nasaxal benn secteur d'activité fii ci seen réew. ba démb bi ñuy envoyé suñu alerte xibaar gi ñuy joxe ñu ngi koy destiné suñu mbokk ñi nga xam ne ñooy nappkat yi ndax souvent ñoom dañuy dem ci géej gi. te ngelaw li sax foofu la gënoon takkuwee ci géej gi ñoom dañuy dem ci géej gi ba tax na bu ñu amee ngelaw loo xam ne dafay dépassé liñ daan faral di am rek dañ leen koy teel a wax ñoom ñu jël seen matukaay. waaye sénégalais yi ñoom waajal nañ seen bopp ba xam nan la ñuy def ngir mën a xeex seddaay bi le. moo ñu jéem a essayer avec les moyens du bord rek jéem a changer tenue vestimentaire bi jéem a sol lu diis xam nga pour mën a wàññi tuuti quoi. jéem a sol lu diis rek ak lekk lu baax. loolu rek laa ci xam de. donc am nañ chance tamit am jeeg boo xamante ni saa ñu wàccee daal dañ fa fekk ànd ba dañ fa fekk ndox mu tàng ma franchement loolu moom am nañ chance bi. ku am seetlu bu baax gis ne fan yi ngelaw gi bëri na te seddaay gu am doole dugg na ci sunu climat mu dem ba benn sénégalais ñemeetul génn ci mbeddu capital bi le. ñu wax ci téere bi nga xamante ne bind nañu ko ci jaar-jaaru Ndongo Lo moom woykat boobee dëddu àdduna livre bi nag ma ngay wane kon jikko yi nga xamante ne nii mi ngi woon ci Ndongo Lo mu doon ay jikko yoo xamante ni ñu bari ci askan wi umpale woon nañu ko tey ji nag am ku ko fësal Déthié Ndiaye lay wuyoo moom moomee nag moo bind téere boobee mu gis ne nag jikko yooyu nga xamante ne nii amoon na ko moom Ndongo Lo am na ca yoo xamante ne nii kon ndaw ñi mën nañ cee roy ëllëg dañ ci ànd ak Aïssatou Paye Modou Diop ci leer. téere bi nag ñu ngi ko tuddee la face cachée de Ndongo Lo si 189 pages nag Déthié Ndiaye mi nga xamante ne moo xaatim téere bi di ñu wax ay information yoo xamante ne yu bëri nit ñi xamuñu ko woon mu nekk nag sargal bu ñuy defal woykat boo xamante ne dundam gàtt na lool waaye dund ku am solo. Sénégalais li ñu doon gis rek mooy woykat bi paroles yi musique bi fecc ko mais donc man à travers livre bi dama bëggoon wan que nit ki dafa nekk koo xam ni
dafa amoon ay valeurs yu mu doon incarné. livre bi mu ngi wax ci parcours Ndongo Lo ba mu ganee àdduna ba bu muy génn àdduna mu ngi wax jaar-jaaram ci période simb yi période mbapat yi mais aussi période musique moderne. kenn ci ay xaritam jege woon ko lool di témoigner. Déthié dafa def loo xam ne li nga xam ne Jamaïcain moom la ñu def pour Bob Marley Déthié moom lay defal Ndongo Lo pour Pikine nous les Pikinois. c'est des enseignements yoo xam ne doo ko jàng université doo ko jàng fenn mais ci mbedd mi nga koy jàngee des paroles yoo xam ne boo ci jël bu ci nekk rek leçon la moo waral nit ñi bi mu génnee àdduna ñu gën ko xam. mu nekk ay enseignements yu riche mu nekk nag exemple boo xamante ne ndaw ñi war nañ ko topp. Aujourd'hui, quand on célèbre un artiste aussi engagé que Ndongo Lo, vous êtes en train tout simplement de montrer la voie, d'indiquer la voie aux jeunes, aux artistes, mais à tous les acteurs. Donc encore une fois, que cela se passe au sein d'une institution de management, nous en sommes fiers, nous sommes honorés et nous vous félicitons. ay témoignages ay sargal yu bari ci koo xamante ne nit ku amoon lu mu gëm la ay valeurs yu exceptionnelles fukki at ak ñett bi nga xamante ne génn na àdduna. jaajëfal ko bu baax Aïssatou Paye yéen it sant nañu leen gërëm leen yéen ñu doon teewlu xibaar yi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew faram fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.